ñu ci tardé bi njafade amen et retard. On va commencer Inch'Allah par une lecture du Coran. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. À la mémoire du professeur Bader Thiam, qui était membre du comité des sages, et à la mémoire également de tous nos disparus de Rendo. Nous avons différents intervenants. Avec le retard, nous pouvons compter sur votre esprit. Mais pour camper nos travaux, nous allons écouter Thierno Nourou. Voilà. Avant Thierno Nourou, peut-être un mot de bienvenue à la délégation de Halwar, mot qui va être prononcé par le professeur Yuri Sall. Monsieur le professeur, vous avez la parole. nuyu képp ku fi teew ci turam ak santam tàmbale ko suñu responsable moral muy Thierno Nourou ba ci son excellence Saïdou Nourou mooy président séance bi ak ñëpp ñi fi nekk surtout samay naatangoo yi nekk ci bureau Rendo ñëpp ñu la di nuyu ku ne ci turam ak santam. dañ ne mot de bienvenue laa war a def ci waa Halwar waaye dina xaw a dëng tuuti ci man ndax yëf yi dafa mel ni Halwar la woon la tàmbale woon bu ne Cheikh Oumar bari na lu muy signé Halwar même bu dee Fuuti yu moo gën a siiw waaye daawul fàtte Gédé quartier la woon ci Halwar du Gédé bu mag bi kon nag bu ñu nee na wax bismillah waa Halwar day xaw a dëng ci man waaye xam naa ni liñ ci jublu mooy Rendo la Rendo nag mbiru àddina yépp la même bu dee Cheikh Oumar Halwar la jógee Cheikh Oumar bi ñuy wax Cheikh Oumaru àddina la tey Cheikh Oumar humanité la wala al insaniya bu ñu waxee arab moo tax ku ne mën nañ ko féetale fu ne te mu yelloo ko nekkatul mbiru dëkk wala deret wala leneen ni ñu waxee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Oumar xalifatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la kon nag lil insaniya la jamaa du pour rek Haalpulaar wala wolof wala waa Fuuta wala waa feneen moo tax ma ñemee wax bisimilla waa Halwar bisimilla cadre Halwar ci jotaay bi dina neex trop ndax jotaay yu mel nii boo ko bokkeek ñoo xam ni xam nañu Cheikh Oumar xam nañ fu Cheikh Oumar jóge fu mu soxe ko lu bari dañ ko xam tey moo tax ñu ngi ciy gërëm ñëpp ñu ngi gërëm délégation bi yëpp di leen wax bisimilla ci li ñu bokk di sargal nag Thierno Nourou mi am xalaat bi ne waa Halwar il faut ñu dajeek ñoom weccoonteeg ñoom ay xalaat ci lu bari ndax ñun ñëpp ñu yem tolluwaay bu ñu fi génnee ci li ñu sumb muy projet yi ɗum noon wondiraaɓe Halwar on bismama onon fof te indi bureau Rendo kamɓe fof eɓen ɗo jooɗi mi mbi moon bisimilla mon mi wi noon e wolof wiide moon bisimilla ma hamno sen kono noon minen paami wonno Cheikh Oumar netti wonde Halwarnajo tan walla Fuutanki tan walla Haalpulaar tan Cheikh Oumar wonti neɗɗo aduna fof
ko khalifatullahi fi ardihi ko khalifatu rasulullah noon witaaki ko arabi tan yimɓe dañƴi walla ko baleejo walla ko daneejo woni rasulul insaniya nden noon khalifa mum ko khalifatul insaniya ɗum waɗi amen susde wiide moon bisimilla so wonano ɗum kam min jottako ɗo min mbi halwarnaɓe bisimilla e gueɗe Cheikh Oumar ma hawna seeɗa bisimilla moon e gonɗen nden enen fof men jetti hen ceerno Nour noon jogade ngoɗo miijo wiide nde yen kawre halwarnaɓe beel men gostodir miijoji e projet darnaɗo o ɗum tan joguinomi kene haala ko raɓɓiɗi excellence wi temps o en famɗi ɗon tan kaɗanmi hen mbe wi wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin مولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم gannaaw sant yàlla ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax ci ndigal amir al muminina Ceerno Mouhamadul Bachir xalifatu Cheikh Umarul Fuuti ayyadahu llahu wa nasara li nga xam ne lépp lu tàmbali di defar ci kër Cheikh Oumar moom mooy base bi ubbil ñu yoon yi ñaanal ñu di ñu tëtte ba nga xam ne ba ñeme nañu dem ci àddina di wax tuuru Cheikh Oumar di liggéeyal Cheikh Oumar ci ndigalam ci barkeem ñu ñaanal ko yàlla dëgëral ko may ko wér fu mu nekk te xam nañu fu mu nekk mu toog képp ku yëngatu ci Cheikh Oumar rek mu ngi lay xool sant yàlla nag ci jataay bi te bu ñu amee ndigal ci taxawal rendo ci magam jaamu yàlla nitu yàlla waliyu yàlla bu fi nekkoon Ceerno Muntaga Ahmad Muntaga Cheikh Umarul Fuuti mu ne ñu doom lépp lu ñu musta def lii ngeen di def lii moo gën ànd naa ci ak yéen ñaanal naa leen ci fi ngeen toll maa ngi ànd ak yéen ñu continuer ci ñaanam ci barkeem yemul ci loolu ba mu woo télévision RTS mu def appel ñëpp nañu ñëw wuyoo si ci li nga xam ne ñu ngi ko doon def ci rawda Ceerno Seydou Nour gannaaw nag ci ndigalam loolu moo tax muy wéy di continuer ba negeen ni ba ci Ceerno Habib ba ci Ceerno Bachiru bi nga tey xam tey dafa gën a leeral mbir mi dem xalwaar won ñu yoon bi nan la ñu war a taxawee lu ñu doon dox nag fa lillaahi alhamdu di ci ànd wër diaspora bi yépp wër Fuuta ba yàlla may ñu nag am li nga xam ne liggéey nañu ko ci barke Ceerno Mouhamadul Bachiru tey ñu war ko mën a présenter waa Halwaar loolu mooy suñu jataay bi tey jataay bi mooy rendo am na 20 fukki at ak ñett muy liggéey préparé lu mu yóbbu Halwaar pour taxawal Halwaar lu mu jot a préparé nag loolu la indi te mënul dem Halwaar te jaarul ci bunt bi mooy Halwaar waa Halwaar yàlla def ñoom tamit ñu am association bi nga xam ne ay cadre la rendo tamit ay cadre ñoo fa nekk lu ñu liggéey ñu woo cadre Halwaar ñu présenté leen liggéey bi ñu xam ne suñu jógee UNESCO bu ñu nar a dem jógee Nations Unies yóbbu fa Cheikh Oumar xamoon nañ ko ñu gën ko xam duñu wax kenn xamul Cheikh Oumar wante am na ñu bari ñi nga xam ne xamaguñu Cheikh Oumar suñu jógee Nations Unies ñëw Halwaar projet bu ñu nar a yóbbu Halwaar nag moom la ñu indi pour présenter ko waa Halwaar loolu moo waral suñu jataay bi tey falilahi alhamdu kontaan nañu nag parce que waa Halwaar yëpp ñëw nañu xam nañu ne Halwaar yitteel na leen Halwaar moo leen di yëngal loolu moo tax ñu def association cadre Halwaar pour sukkali Halwaar waxtaan nañ ci Ceerno Muntaga Cheikh Oumar balaa ñuy toogal réunion bi waxtaan nañu ci ak Ceerno Madani balaa ñuy woote réunion bi ci seen autorité ak ci seen bénédiction la ñu toogee fii di wax
xam naa ne Thierno Makki moo waroon ubbi jataay bi wante chauffeur am moo xaw a tardé tuuti wante mu ngi ci yoon bi mu fekk ñu fi léegi loolu mooy suñu jataay bi tey xëy na bu demee ba ci kanam incha allahu dina gën a leer. Thierno Madani mu ngi déglu président Rendo mi nga xam ne mooy Rendo diaspora bi yëpp ak Thierno Seydou Nourou Ba dinañ leen présenter projet bi yéen waa Halwar pour ngeen gis lan la ñu préparé pour yóbbu ko Halwar incha allah. ñu ngi wax léegi suñu kilifa ñëw na Thierno Mountaga Cheikh Oumar Thierno yoo jot oto wul alhamdulillahi rabbil alamin mu ngi mel na jataay bi mot na. ñu ngi doon wax léegi ci suñu kàddu ci wolofal fu ñuy waaj a daanalee suñu kilifa ñëw Mountaga Cheikh Oumar Mountaga Daha ki nga xam ne tey mooy taaw ci sët yi suñu baay yu fi nekkee yal na leen fi yàlla bàyyi ñu yàgg fi lool wante moom mooy taaw ci sët yi moom mag ñëpp yàlla def ko mu nekk boroom xam-xam bu mag mu nekk waliyu yàlla bu nëbbatu mu nekk suufi yanke bi nga xam ne lu ñu doon wër ci démb ci suufi yanke yëpp mu ngi ci moom. Thierno Mouhamadoul Bachir fu mu toog loolu la koy seddal loolu la koy waxal nga xam ne lu àddina bi nit ñi lu ñuy daw di ko wut moom yàlla may na ko mu toog seetu ko mu toog léegi la egsi di wane ne lii bu muy tàmbali moom moo ko sosoon moom Thierno Mountaga egsi bu egsi bi léegi moom moo ko ci ndigalam fu ñu doon dem ñun ñoo doon ànd ci réunion yi ba mbootaay ba lépp taxaw ma jóg a dem Europe di dem mu ne ma léegi Nuuru mbir mi leer na ku bugg mënoo forcer kenn ku bugg nag lii leer na dem nga fi nga waroon dem yëgal nga ñi nga waroon yëgal continuer leen ci seen liggéey tey nag ñu doog ak Halwar xam naa ne yaramam mayu ko wante mu ne il faut mu ñëw teewee ñoom Halwar fu ñu toog il faut mu ñëw teewee seedal leen ne les de témoignage sama rakk bi lu muy liggéey ñun ñëpp ànd nañ ci loolu mooy présence am fii wante présence am waru fi woon sax modestie am moo ko waral fa lillahi alhamdu caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam jonde hannde nde e yamirore Thierno Mouhamadoul Bachir Mountaga Daha Cheikh Oumarul Fouti khalifatu Cheikh Oumarul Fouti mo gandanɗa hannde ko kañum woni Cheikh Oumar kala kono darteteno e Cheikh Oumar so neɗɗo darti ɗum e makko no heɓa so tawi heɓani tan tawata ko anniya mum ñawi kono so anniya ma selli tan a heeɓi gonɗinɗo ɗum ko ɗum o gonɗinani ɗum ne ko ɗum woni ko Allah waɗi wonno kala ko Allah rokki neɗɗo o rokka ɗum no jogori ko dongal ngal e tekkere no ronori dongal ngal kanko noon fa lillahi alhamdu Allah hokkimo fof gila o wonani khalifa kanko Thierno Mouhamadoul Bachir ha ko woni khalifa ko ɗum waɗi nde ɗo fedde nde fuɗɗa nde e yamirore Thierno Mountaga Ahmad Mountaga ha o yamiri min yo min mbaɗ noddaguɗo rawda ɗo kanko Thierno Mountaga Ahmad wanno appel o nde waɗi appel o e télévision yo yimɓe garnoto e ɓeɗo ko noddata ko sukaɓe ɓe on sa Thierno Habib e Thierno Bachirou Khalifa ande o kamɓe fof ɓe garino notade e nde nguɗon noddago andude ɓe ko ɗum foti yahede no Thierno Mountaga wini o wi kala ko ɓikkodam ko yaaha ko jaaton ko ɓuuri yaɓɓude pele Cheikh Oumar e yahande Cheikh Oumar e so Allah wurni Thierno Mouhamadoul Bachir noon ha hande jottima ko yaheteno ko kañum woni khalifatu Cheikh Oumarul Fouti o udditoyi damal Halwar yo yimɓe gar liggono Cheikh Oumar gurtina ɗon Cheikh Oumar kanko holli en lawol ko enen hankkadi keddi holno mbaɗeten ha ballen mo e guesa ba no remra ɗum woni ko rendo yahanno ko ɗum woni ko rendo continue ko ɗum woni ko noddaɗo ko nde hade jonde nde jooɗede noon nde gartuɗen tourné men Europe en gari ha to makko kanko khalifa o Thierno Mouhamadoul Bachir ɗo Louga
kolluɗen mo wonde en jeehi e diaspora he e leyɗele jeeɗiɗi ɓurɗe mawnude e Europe, France, Allemagne, Hollande, Belgique, Londres, Espagne, Italie. ɗeɗo leyɗele fof ɓiɓɓe fuutankoɓe wonɓe toon ɓe sagataɓe wonɓe toon ɓe darima ɓe e miijo ngoɗo ɓe mbi ɗum ɗo koko foti waɗede. ɓe kaaɗani hen kamɓe goto maɓɓe fof e wuuro mum darni toon ñalawma mo gandanɗa hoorema ñalawma o ala inde sona ñalawma Cheikh Oumar. ɓe mbaɗa hen jawɗele mabɓe, ɓe mbaɗa hen doole mabɓe, hoɓɓe jii oɗo halwar poɗɗo yehede ɗum tan wawi rendinde fuutankoɓe te ɓe fuutankoɓe ndendata tan koye Cheikh Oumar. ɓe mbaɗi hen doole mabɓe. ɗum waɗi ne gartumi mbimi a baba min de wonko Allah hollimi mi sikkanno nden ɗum ɗo no wona, kono mi tawi mi felliti no wawi wonde. ɗum noon il faut mi ara mi haalnuma. e mi ko jimi to diaspora to mi dañi hankkadi ne ɓurɓe mi fellidde e nder ko yehete ko. tawde mi dañi ɓurɓe mi fellidde noon mi ara mi haalnuma ko yamirore ma jahatnomi. nde gartumi fof mi waɗma rende compte, mi waɗa ceerno Mountaga rende compte, mi waɗa ceerno Madani rende compte. mi yi fellitɓe noon min gara duwanoɗa min hamin mbawa suudde. sa duwima ha gaynima mi yaha Dakar to ceerno Mountaga, mi yaha to ceerno Madani, mi hollitaɓe caggal mum min mbaɗa assemblée général, min kollita ɓesgu ngu fof jantuɗo hen amen ko ɗum min jiiɗi mo yantani hen amen wiyata tinani. ni mbaynorimi ceerno o duwi wonno ceerno ko ɗum tan yiɗi tan kono moto gollane Cheikh Oumar, yiɗi tan kono rendina leñol ngol. ɗum woni yimɓe makko. kala ko neɗɗo wawi haalandemo goɗɗum ko wona ɗum a toñimo kanko ceerno Abdoul Bachir. so yeehi noon falillahi alhamdu min duttima mi yi sagataɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓe taniraɓe muɗum en jaaduno hanki e Cheikh Oumar. ɓe jii Cheikh Oumar no foti yahanede kamɓene e saaha mabɓe wooda ko ɓe mbaɗi. so taniraɓe mabɓe e ɓiɓɓe mabɓe ngari kamɓene wooda ko kaltini ɓe. ɗum waɗi ɓe mbaɗi oɗo projet, ɓe ƴeewi wawɓe liggade ɗum toon, taw ko yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ko liggotoɓe liggeyaji moƴƴi labaɗi. ɓe liggeyaji ɗi ha liggeyaji ɗi laaba. min gartiri liggeyaji ɗi ɗo. tawde noon ko halwar faya, halwar kadi ne jogui jeeyaɓe toon. donc ɓe mbi ko joom wuuro en ko yiɗi maayo ɓe garta fof ko baaye ɓuuri. yiɗi maayo ɓe garta fof baaye ɓuuri. donc yonti noon min mbi il faut min ndenda e halwar naɓe jonde, min joddo e mabɓe, min mbaɗa ɓe présenté golle ɗe. ɓe jiiya kamɓene ko jogori addanede halwar, ɓe ƴeewa holno ɓe jaɓɓorto golle ɗe e holno ɓe jantirta e golle ɗe ko kamɓe jeeyi golle ɗe. ɗum woni sababu jonde men hannde. ɗum noon jonde nde wawata jooɗade so wona taw kamɓe wonɓe rendoji ɗi fof e aduna o, Europe e Afrique e Dakar e bureau rendo, kamɓe fof ɓe mbaɗi connecté hannde. wonɓe Fouta ɓe no mbaɗi connecté, wonɓe Europe no mbaɗi connecté, wonɓe ɓe mbawa arde, wonɓe e Dakar saabu rafi o no wayni no mbaɗi connecté. yanta e men enen jooɗiɓe ɗo fonno waɗede koto galle to, kono vi la situation mo gonaɗo o ƴeewe ɗo yaaji, taw yimɓe no mbawa woɗɗodirde seeɗa, hayso kaɓɓani masque ji mumen kam taw nden kan no wona e muɗumen. ɗum addi en ɗo e oɗo salle jama mbaɗen ɗum ɗo, sona ɗum koto galle to tan o waɗeteno. ɗum woni sababu halwarnaɓe, ko ɗum woni noddagu ngu min noddirno en e yamirore mawɓe men ceerno Madani, ceerno Mountaga Cheikh Oumar e ceerno Madani. wonno ceerno Bachir omo wiya daiman oɗon nana Mountaga Cheikh Oumar e Madani Cheikh Oumar, ɓe goni funeɓam kala koɓe gondi mbeɗa wondi hen. donc ɗum noon jonde ceerno Mountaga ɓe tan timmini hankadine kala ñawnoɗo noon e Fouta yo sellu, yo andu ɗum ɗo tan woni ko yehete, goɗɗum yahaka hen. ko yehete tan ko yo yimɓe ndentu te ala ko wawi rendinde en so wona ko ndenduɗen yidde koye Cheikh Oumar. Fouta no ronkuno yiitude laawol no rendiri, joni Fouta yiiti, ko ɗum tan woni ko yehete. mi haali ñanden e battu amen Louga, mbimi min ko jahatnomi démarche uji jam no wayno gasi, ko yo yimɓe ndendu ha mi yiya joomum en mi totta ɗumen. mi yii joomum en mi totti ɗumen. woni ardinama mo ganduɗa ko ɓi fuutanke ko toranke no wiya Mamadou Yuri Sall, ko professeur, ko gando
wonɓe duuɓe e makko ɓe fof mbimmin hankkadi ko jahatnomi ɗon minen komin almuɓe kaani ko yeloyade min jellima ha woni komin cakka min tottiɓe joni min dotto Fouta min kalda e koreji men fuutankoɓe ko jogori addede Fouta ko teddungal Fouta fof no nawte halwar onon keddoɗon e liggade ga minen min koddo e famnude fuutankoɓe e wadde organisé Fouta so tawi golle ɗe gartoyi janggo e janggo taw fuutanke fof wuuro fof e nokku fof goto fof no yiiya hen hoore mum anda ɗum ɗo de ko minen gaddanno te min pewjidanoma hen guila ɗum yettaki ko ɗum woni halwar komin gaddani on ko ɗum woni komin jahanno ɗiɗo duuɓi 23 koye yamirore noon ceerno Mountaga Ahmad hande kadi ne koye yamirore ceerno Bachir e wonde less jiimandi ɓiɓɓe makko ɗiɗo ceerno Mountaga e ceerno Madani nde min mbaɗi ñanden assemblée générale ɗo renɗo ha min gayni min mbi ceerno Madani dongal ngal min dontima ɗum min dondima hankkadi gueɗe ɗe fof fayi koye dow ma an woni hande mawɗo renndo ngo min mi yahanano hen hooram jahantunomi tan ko yo feew falillahi alhamdu feewi mi attudi fof nan e juuɗe ma falillahi alhamdu ɗum waɗi hanki nde min mbaynodiri kanko e ceerno Mountaga kanko ceerno Madani mbimi an kam mata ceerno Mountaga ko téléphone ɗoma wonde ya haal ɗum ɗo ko ɗum min kaldi e nder haala ko haalnomo wiye gonga lutodirta ko haali ko ko gonga ko kalmi ko gonga nde ko gonga lutodirta e an ko jahata ko minen fof min gandi jahanta ko leñol ngol a yahanani hoorema wallahi l azim ko ɗum umminimi soko hoorema umminno kam tan mbeɗa jogui hande ko gurdumi nder suudam taw mi yahani hay nokku kono noon ko yidde jingande leñol ngol ɗum tan woni ko umminimi hami wadde ŋaccel seeɗa e ko ceerno Bachir liggoto ko o anda guel ɗo ɓinguelam de o seedanno kam kanko ceerno Bachir oɗo den o dari e ligganade ta ɗum tan woni hen ko umminno kam wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Cette terre qui nous a nourris biologiquement, matériellement, mais surtout spirituellement. Je dois saluer l'arrivée du cher Thierno Papatal qui vient rehausser encore la dimension de nos travaux. Thierno Adjaram, chacun de nous te doit des remerciements pour ce que tu as fait, comme j'allais dire, éclaireur de la cause de Cheikh Omar El Fouti. Avec la bénédiction du Khalife et ses directives, tu as cheminé pendant bien longtemps la diaspora. D'abord ici au Sénégal et ensuite dans la diaspora. C'est pourquoi pour nous c'est un grand honneur d'écouter un des nôtres de la diaspora, Thierno Madani Tall, qui est le président de Rendo International, qui va intervenir en français avant que le projet de Rendo soit présenté par un de mes homonymes, Seydou Nourouba également. Thierno Madani, vous avez la parole. Ce sera sur 30 hectares avec une mosquée moderne qui sera la troisième plus grande mosquée qui pourra accueillir jusqu'à 130 000 fidèles avec l'esplanade qui sera étudiée, qui a été étudiée avec les dernières technologies modernes en fait par les deux. On a travaillé dessus et ce sera quelque chose comme si voilà, il se passera comme la troisième plus grande mosquée en fait au monde. Et voilà, le temple des Lumières sera, ce sera comme une vision. Ce sera construit sur un bâtiment de 500 mètres carrés. Ce sera en fait un hommage à notre grand-père et un lieu de réflexion et de recueillement qui sera en fait l'une des bâtiments les plus imposantes en fait de l'Afrique de l'Ouest concernant un lieu de recueillement et un lieu de prière.
troisième complexe, ce sera un complexe. Funi mena accueillir nos invités et ce sera Funi mena un symposium. Ce sera un centre conférencier qui pourra accueillir jusqu'à 2500 personnes. Ce sera l'une des plus grandes aussi d'Afrique de l'Ouest, avec les dernières technologies modernes et scénographiques. Ce sera un centre international qui pourra accueillir en fait toutes les réunions qui pourront se dérouler à Loire. Le centre de conférence, les deux plus grands projets, ce sera après la madrasa. Ce sera en fait un lieu qui pourra accueillir jusqu'à 500 étudiants en les abritant. Ce sera un centre d'éducation religieuse qui pourra être à la fois un centre d'éveil, mais qui sera aussi connecté à l'université, qui sera le quatrième lieu de culte. L'université, lui, pourra accueillir jusqu'à 1500 étudiants construits sur 37 500 mètres carrés. Après Cheikh Anta Diop, ce sera l'une des plus grandes universités modernes d'Afrique de l'Ouest. Donc, on passe à l'étape d'après qui est l'hôpital. L'hôpital apportera au Fouta un hôpital moderne équipé de 100 lits médicalisés et 2 blocs opératoires d'une unité de réanimation et dans l'ensemble des services hospitaliers conséquents et d'un laboratoire d'analyse et un centre d'imagerie médicale avec les dernières technologies Il sera connecté aussi aux hôpitaux qui pourront en Europe et partout dans le monde avec ces équipements informatiques et informatiques. Dernière chose, non moins complexe, ce sera les 55 villas résidentielles pour accueillir la famille Tal, qui seront des maisons construites sur 300 mètres carrés pour chaque villa et décorées par le plus grand nom, Xavier Cartron, et qui auront en fait une prestation de 4 étoiles modernes françaises au niveau du luxe. Et le dernier édifice sera notre palais présidentiel qui pourra accueillir tous les événements et tous les chefs d'État. Et ce sera construit par Xavier Cartron. Et franchement, ce sera l'une des plus grandes, même plus grande que notre palais présidentiel actuel. Et voilà, ce sera nous. li ma ci bëggoon yokk rek li nga xam ne Thierno Madani Kaw Madani yëpp présenté mooy le projet sera sur un coût total de 319 500 000. Nous, on est passé à l'étape d'après en ce qui concerne le financement. Actuellement, le financement se déroulera sur 4 points. Le premier point, ce sera des fonds privés. Le deuxième point, ce sera pour réunir les 319 500 000, ce sera les fonds, ce qu'on appellera la liste des Diayanté. En ce qui concerne les fidèles de Al-Loire et les fidèles de El Hadj Omar Foutiyou Tall, des listes et des fiches seront disponibles auprès des banques pour que chacun puisse faire son engagement et de faire le hadiya pour la construction de cet édifice. Troisième point, sera des fonds étatiques. Et le quatrième et dernier point, ce sera en fait les retombées économiques qui seront étudiées par un grand cabinet français qui pourra lever avec l'aide de notre grand frère qui est Ababacar Seck, qui pourra lever en fait un instrument bancaire pour pouvoir injecter les fonds bien avant le délai en fait pour réunir les 319 500 000. Donc en gros, bu ñu paree ci lii présentation bi. Li ñuy def moom mooy pour que les choses se fassent bien, définir un délai et puis déposer l'étude financière pour qu'on puisse passer en fait exactement au concret et la construction de tous ces édifices là. Ñun kon nag loolu laa amoon lu may présenter lu may yokk ci li Thierno Madani wax ba pare nga xam mat na jaam remerciement pour sunu wasila muy Thierno Nourou ak Thierno Madani di remercier toute l'assemblée di leen wax wasalaam. Merci, Monsieur l'Excellence. gan yi mu fi am tey ci turu Rendo Diaspora bi nga xamante ni mën naa ni ci salle bi tey man ak sama mag Aliou Dieng mi toog ñoo leen fi représenté ñu nekk ci taala xam ko ñu ñaan ma tënk li nga xamante ni comité scientifique
bi nga xamante ni moo yore ñaareelu pàcc ci liggéey bi bu ñoo toftale coobareem ci liggéey bi nga xamante ni Thierno Nourou ak Thierno Madani Tall di suñu responsable moral ci diaspora moom mooñ lañu ko sant mooy gannaaw projet Alwar bi am na lu koy jiitu lu jëm ci organiser benn colloque symposium boo xam ñi ngi koy defee ci dajekaay bu mag bi nga xamante ni réew yépp ñoo ko bokk muy Nations Unies Thierno Macky ci laa doon ñuul parce que moom mooy suñu doyen ndax bu ma ñëwee ci partie protocolaire bi ki ma war a njëkk a nuyu mooy ki nga xamante ni mooy ki ma féete ndeyjoor te Thierno xamal ni ñu moom mooy suñu kilifa ñun ñi fi nekk ñëpp ci bureau bi Papa Tall ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di nuyu xalif général di ko ñaan yàlla muy yàgg di ñaanal Thierno Nourou Thierno Madani ak Thierno Macky ndax man bi may njëkk gis Thierno Macky mii maa ngi ko gis ci jotaay ànd ak dëgg dafay am seede Aliou mi fekkee na ko ak njabootu Sidi Hadj Malick Sy kon ñoom liggéey bi ñuy def nii du liggéey boo xamante ni dafa bëri rek sotti dañ ko dox lu ëpp ñaar fukki at ak lu tegal ak ñett ci tey am ñu ci bëri ñoo xamante ni ñu mel ni man yàlla moo leen ci boole ak leeru Maam El Hadji Oumar Foutiyou ma leen di xamal ni seeni doom yi nekk ci diaspora de foofu de yàlla dimbali nañu amul xàjj ak seen yàlla dimbali nañu Thierno Nourou Thierno Macky Thierno Madani dugg ñu suñuy xel waaye dañoo dugg suñuy xol ndax suufe gi nekk ci ñoom dëggu bi nekk ci ñoom bëgg lislaam ak fonk doomu aadama waaye surtout am gis-gis boo xamante ni képp koo xamante ni mën nga jàpp ci liggéey bi te nga nekk nit ku sell fexe nañu ak foo mën a nekk ci Europe ba ci États-Unis ñu jéem laa indi xamal la liggéey bi yaatal la ci ku ci nekk fa nga mënee ñu jox la sa responsabilité loolu moom may tey Rendo am lu mat fanweeri cellule ci biir Europe man mi Allemagne laa féete Allemagne nag ci ndigalam moom yàlla daf ñu dimbali donte centrale bi Rendo mi ngi nekk biir Paris Thierno Madani yore ko ak Seydou Nourou mi nga xamante ni moo de présentation ñu ko di sant di ko gërëm muy banquier bu mag di suñu rakk di ko xamante ni ku am solo la xëy na waxam bëriwul xëy na li mu wane nii def naa ni ci film dafay nduru lu gàtt waaye bis bu ñu yàlla dimbalee wax na ba ni sax 319 millions waaye modestem moo ko may mu yem foofu mais 319 millions d'euros la muy 220 milliards projet bu mel noonu foog naa ni fii ñuy wax ni amagul ci Afrique ndax jumaa jooju ñu dëgmal tabax te yàlla nañu dimbali ñu am alal ji lépp doon lu sell loolu Thierno Nourou moo ñu jox saytu yoo xam man fekke na ndax man vice président banque laa woon Suisse Aliou Dieng mi ngi di gis ni tamit banquier la ingénieur la bokk na ci ingénieur yi njëkk a def seen doctorat Allemagne ay ñu xarañ ñoo nekk ci biir Rendo nit ñoo xam ne amuñu caaxaan nit ñoo xamante ni juboo nañu ménkoo ni ndax ci biir comité réflexion waxuma sax ci cellule Rendo yi mais comité réflexion bi nekk Allemagne képp mën naa ni famille yu religieuse yi maanaam njaboot yi surtout Maam El Hadji Oumar Foutiyou yëpp ak doomam yëpp ñi ngi ci biir comité réflexion muy njabootu Sidi Hadj Malick njabootu Sëñ Touba njabootu Seydina Lion seen i doom seen i sët direct xaqat ñi ngi ci biir comité bi ñoom ñëpp nangul Maam El Hadji Oumar Foutiyou te loolu bu Thierno Nourou ñëwul woon ànd ak suufe ànd ak yar ak teggin ànd ak wilaaya gu mat sëkk xëy na liggéey bi du yegg foofu waaye fi ñu toll nii man de damay wax te yàlla tax gis naa daanaka membre Rendo Sénégal yëpp ki ko jiite ñu war ko fii sant ko gërëm ko ci ñaari pàcc muy professeur Yuri Sall mi bi ñuy toogee sànq ku nekk ci ndigal
moom moo waroon toog fii ma toog man fii du sama place waaye pour wan leen ni Rendo ban xalaat moo ko lal dañoo jël xale yi jiital leen waaye xale yu am as tuut ci xam-xam mag ñi xam muy Thierno Madani muy Thierno Macky muy Thierno Nourou ak ñeneen ñoo xamante ni ñëpp mënuñu leen lim ñoom ñi ngi ñu féete ginnaaw ki ko firndeel rek ndax comité sage yi bi nga xam ñooy wax ak président yi excellence Seydou Nourou Ba mi moo ko jiite waaye gis ngeen modestie bi mu ci àndal mi ngi jóge léegi ci loo xamante ni bu tàkkoon xëy na ñun li ñuy def duñ ko mën a def mooy élection yi xam Côte d'Ivoire mu dem lijjanti ko mu dal ci jàmm mu dellu si nang ñoo fekk réunion bi te waxewu ko tinu ko noonu nag esprit boobu nag moo am maanaam lii ñu dëgmal ñi ngay colloque bi ñi ngi ciy dox liggéey bi du liggéey boo xamante ni ci diaspora bi la jóge liggéey bi Rendo Sénégal moo ko dox am ci ndam ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw 98 ñu def colloque bu mag boo xamante ni colloque bi ñuy def UNESCO amul lu mu koy sute lu dul rek symbolique bi nga xamante ni mooy defe ko ci bërëb bi nga xamante ni am na solo joo xamante ni ndax lu mat ñaari téeméeri réew ñoo fay daje te foofu boo fa demee samp sa ndënd xamal nit ñi kan mooy Maam El Hadji Oumar Foutiyou bu ñu fa jógee àdduna yépp ñooy nangu ni bët bañ ko daan xoolee du bët bi nga xamante ni ñi am ndam ñoo ko bëggoon waaye moom ndam bi dëgg-dëgg moom moo ko mujj am ba tax ñu xam ni que nitu jàmm la woon nit la koo xamante ni ku fonkoon xam-xam la nit la koo xamante ni ku fonkoon jàmm la nit la koo xamante ni ku fonkoon yar la nit la koo xam ku fonkoon gëm sa bopp pour mën a moom sa bopp mën sa bopp te yooyu mooy valeur yi nga xamante ni tey moom mooy dimbali jeunesse bi nga xam ñi ngi dugg ci géej gi ñu mën a toog seen réew gëm seen bopp liggéey ba pare lal ko ci xam-xam lal ko ci diine lal ko ci yar ak teggin ak xam suñu aada fonk suñuy làkk moo xam alpulaar moo xam wolof yi ñu fonk ko ba tax valeur yi nga xamante ni way jur yi te bi ci jiitu du Maam El Hadji Oumar Foutiyou fexe ba fii ci Afrique sowu jant nit ñi xam seen diine donte jaar na ci tarixa tijaan waaye ku ne xam na ni dafa amoon ak jàmm ak tarixa yépp boole ñëpp ñu àndandoo di dóorandoo di xàccandoo dóorandoo loolu nag mooy esprit bi nga xamante ni ñun moom la ñuy dund fi ñu toll nii maanaam biir Rendo li fa nekk jàpp leen ni ku gis Thierno Nourou gis Thierno Madani gis Thierno Macky loolu ngeen di gis ci ñoom ñun moom taalibe ñun ci loolu la ñu nekk mooy yar teggin bañ a booleeg dara wax ju bëri di liggéey ci suuf ñaareel bi aussi lépp lu ñuy def ñu moom ni mu tënkoo ci ndigal ci xalif général ñun noonu ñu tënkoo ci ndigal amul lenn lu ñuy def loo xamante ni duñ ko ci tàggu wax ko ci mu orienté ñu ñaareel bi amul lenn loo xam ñi ngi koy def biir Europe te Thierno Madani umpale na ko loolu moo tax tey ñu ngi koy sant di gërëm ci présentation bi mu def parce que daanaka li mu xas ba wax ba pare ñun amatuñu luñ ci yokk bu dee ci projet comité scientifique moom tënk na wax na sujet bi wax na date bi mooy novembre 2021 la ñu war a dese UNESCO ca siège bi ñay def liggéey bi thème ya foofu tamit bu ñu fa yeggee du ma ci sori ndax ku nekk ak li mu moom professeur Youri Sall bi ngeen gis ak professeur Aboubakary Kébé mi ne ci wet lii ma nar a présenté du man maa ko doon présenté parce que binduma ko donte man maay responsable comité scientifique ci diaspora bi mais comité scientifique bi nekk Sénégal gàcce ngaalaama ñoom def nañ liggéey boo xamante ni ñun bu ñu ñëwee dañu rek tafu seen kaw dafa mel ni rek liggéey bi ngeen liggéeyal ca alwaar yéen cadre yéen sage yi ba tax fi ñu toll nii alal lu mu mën a bëri lu mu sell bu ñëwee ci alwaar day fekk cadre alwaar yi amoon ci yéen xëy na doole yegg fa waaye seen doom yi nekk ci àll bi ñëw jàppale leen li dox suñu diggante ak yéen nag mooy Thierno Nourou ak Thierno Madani ak Thierno Macky mission bi diis na waaye ñun amuñ ci ragal mission bi compliqué na waaye amuñ ci benn complexe di leen xamal ni comité scientifique bii nga xamante ni ay nit ñu wér ay borom yi xam-xam moom Youri Sall mi bind na ci alpulaar ci El Hadji Oumar Foutiyou bind na ko ci arabe bind na ko ci français man am na ci téere yu bëri yoo xamante ni baaxee na ma ko moom ak professeur Abba Kébé ak ñu bëree bëri ñoo dajaloo ànd fexe ba képp koo xamante ni mës ngaa gëstu
wala nga bind ci Mame El Hadji Boury ak foo mën a nekk na ci kaw suuf ba ci Robinson ma nekk États-Unis ba ci soxna si nga xamante ni mi ngi Mohammed V Rabat université bi ñoom ñëpp ñu boole leen ci benn groupe dinaa leen pare jox leen liste bi ngeen xam ni ay borom xam-xam yu xariñ la Thierno Nourou ak i rakkam ak i magam ànd tànn leen pour ñu mën a dem UNESCO ndax UNESCO la mu wuuteeg yeneen bëri yi foofu borom xam-xam yi ñoo war a wax du doon koo xam da ngay ñëw wax lu la neex ci sa maam déedéet da nga koy lal ci ay preuve topp rigueur scientifique boo xamante ne dana mën a tax ñoom bu ñu paree ñu mën a àtte ni dëgg-dëgg de ay la yowén li bëri li ñuy toog di ko daan wax maam naka ci du dëgg lii mooy dëgg bu ñu xasee ba nangu dëgg googu dañuy nangu juddam nangu làkkam nangul alwaar day dem ba bokk ci patrimoine UNESCO ñu ko gore bokkee xam ne bu ñu waxee esclavage bokk traite négrière xel yëpp ci àdduna jëm ci gore donte du gore sax moo ëppale li mu dajale ay nit am na yeneen bërëb ci Afrique de l'Ouest yu joxe lu toll ni gore waaye leadership bu Senghor moom moo doxe loolu te Senghor tamit ci UNESCO la ko jaare te ñooñu doon liggéey UNESCO daanaka ñoom ñëpp ñi ngi ànd ci biir comité scientifique bi ci comité réflexion yi ci cellule Rendo yi pour jàpp ci liggéey bi li tax nag ma taamu wax ko ci wolof ndax li ñu fi dégg gum lépp li ci ëpp ci nasaraan la ma bëggoon te sama alpulaar taxut a demee noonu xëy na moom sama mag dina am lu mu ci tënk tuuti waaye man dama bëggoon yamale ko fii jox professeur Aboubacry Kébé mu dugg ci thématique bi ñu xam lan nañ nar a waxtaane foofu ma jëlaat kàddu gi nag wax leen ban plan d'action nag la ñu am pour yegg ci foofu asalaamaaleykum kon professeur liggéey comité scientifique loolu mooy lan loolu mooy dem gis ay borom xam-xam ñoo xamante ni ay gëstukat lañ seen xam dafa màcc seen xam-xam dafa seen wàll dafa màcc ci wàllu ñii ci wàllu diine ñii ci wàllu anthropologie ñii ci wàllu sociologie waaye ñuy ay nit ñu mag a mag ñoo xamante ni ku nekk ci ñoom spécialité Cheikh Oumar la xam na ko ñii dañ cee def thèse ñii dañ cee def bu ñu demee gis leen ñoom ñëpp koo ci wax rek cawarte ak bu mag la ci àndal donc loolu nag ci liggéey boobu la ñu nekkoon ci la ñu nekk ba léegi sax ba bind ci benn projet li mooy projet Rendo bi nga xamante ni fu mu tàmbalee genèse am ba fu mu jeex dañ ñëwoon tey nañ ko indi jébal ko Thierno ñu nit ñi jaar ku nekk teg ci sa bët ñu gis ko loolu mooy projet Rendo bi nga xamante ni dafa boole action Rendo yëpp moom la comité scientifique bi ñaari comité scientifique yëpp liggéey nga xamante ni mooy action Rendo yi nga xam ne dafa am cohérence bu mag ni ko Thierno waxee ni ko Ababacar doon waxee sànq loo xam ne dañu lu ñu togg ñaar fukki at ak ñett loolu bu paree war na nekk loo xamante ni lu am jëmm la te ñu ngi sant yàlla nga xamante ni jeexital bi ñoom waxtal bi mooy projet Halwar bi ci wàllu liggéey bi dafa am ay ñoo xamante ni li ñu Thierno dénkoon mooy def ab bind projet bi waaye defar surtout argumentaire maanaam jëmmal colloque bi symposium bi ci Paris contenu bi lan lañ fay def lan lañ fay waxtaane li ñu fay waxtaane professeur président Rendo professeur Yuri Sall wax na ko mooy wane dimension Cheikh Oumar Fouti wane universalité bi nga xamante ne moom la am wane Cheikh Oumar ci Afrique am na doomu Afrique doomu nit ku ñuul ku am fu mu jóge mu jóge yàlla indi ko dëkk bu ñuy wax Halwar kooku noonu bind na loo xamante ni dafa teg tànkam fi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam ak saxaaba yi ak wali yu baax yi nga xamante ni kàddam ñépp ko bokk waaw loolu ñu wane ne Afrique du l'islam bi ñu wane affaire violence affaire extrémisme bi te Cheikh Oumar dafa am loo xamante ne moom da ko jàngale loo xamante ni adduna bi dañ ko war a xam loolu moo indi ñu def benn ay axe dañoo def ne ñetti axe ci loo xamante ni yëpp mu ngi ballee ci li nga xamante ni Cheikh Oumar Fouti da ko bind nga xamante ni adduna bi war cee jot waaw axe bu jiitu bi loolu yëpp ci xelu ak xaranteeju Thierno la ñun dañooy dénk rek man la ma doon wax Ababacar ñun dañuy bind rek waaye idée yi moom ci Thierno Nourou bii lay jóge daf ñuy wax defal lii de moom day bind sax jox ñu
xamante ne ñu dañuy def rek lu dul donc idées yi donc moom la ñuy faut rendre à César ce qui appartient à César donc les idées viennent de lui nous ne faisons que reproduire écrire et cetera donc dafa ne woon nañ def ñetti axe bu jiitu bi day dem ci wàllu tasawuf ndax tasawuf da ñëpp xam nañ ne dafa am cosaan waaye ñu wax ne tasawuf ci Cheikh Oumar soufisme moom la mooy spécificité bi parce que Cheikh Oumar dafa tasawufam dafa wuute ak yeneen forme tasawuf moom tëjuwul rek ci nekk yore kursam di wër waaw dafa am benn borom xam-xam bu mag indien Mohamed Iqbal boo xam ne dafa théoriser la fidélité et le mouvement waaye ñu wane ne Cheikh Oumar avant ñoom Mohamed Iqbal moom dafa fidélité ak moom Cheikh Oumar ñoo xam ne da doon jihaad te loolu ci soufisme bi la bokk donc ñu indi ay borom yu mag ñoo xam ne ay marocains lañ ñi ay égyptiens ñoo xamante ni xam nañ loolu bu baax ñu wax ci wàllu spécificité soufisme bu Cheikh Oumar Fouti loolu mooy axe bu jiitu bi. deuxième axe bi ñu définir ak Thierno Nourou mooy ci wàllu intégration te Cheikh Oumar dafa nekk précurseur ci wàllu intégration africaine intégration ouest africaine en particulier te Cheikh Oumar loolu tamit dañ ko war a njàngat la parce que moom tëjuwul woon rek ci li mu nekk ne fuutanke waaye dafa ubbeeku woon moo tax fii jotaay bi ñu man fee wax wolof man fee wax pulaar man fee wax français man fee anglais Cheikh Oumar loolu lay jàngale nit li am ci moom solo du làkk bi muy wax waaye nite ga la mu nekk donc ñëpp am solo moo tax mu ubbeeku woon boo demee tey am na Nigériens yoo xam ne dañuy Cheikh Oumar la ñuy noyyee boo demee Soudan am na ñoo xam ne tey Cheikh Oumar la ñuy noyyee boo demee Arabie Saoudite donc intégration bi Mali Guinée donc lu ko jëlee fleuve Sénégal ba fleuve Niger yëpp ci ay bind Cheikh Oumar ak loo xamante nan la doon ñawee ba nit ñi ñooñu xam seen bopp intégration ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk loolu mooy deuxième axe bi intégration vraiment nan la ci ay bind Cheikh Oumar ni ko professeur Youli Sall bindee Cheikh Oumar ay téeméeri téere moom la bind am nañu ay spécialistes yu mag yoo xam ne am na sax suñu benn mbokk bu tudd Ahmed Massaoud Sy ñoom Thierno Makki bi toog war nañ ko xam mooy liggéey ak Thierno Madane di traduire bind Cheikh Oumar Fouti nga xamante ni Thierno Mountaga Daha moo ko Thierno Mountaga Amadou moo ko compilé woon donc ñooñu ñooy wax ci wàllu bind ci wàllu Cheikh Oumar affaire intégration loolu mooy deuxième axe bi. troisième axe bi xamante ni ba léegi Thierno moo ñu ko soumettroon moo ci wax ci actualité Cheikh Oumar c'est-à-dire que Cheikh Oumar nekkatu fii li fi bind mi ngi ko fi bàyyi waaye Cheikh Oumar mi ngi wax ak ñun ba tey mi ngi wax ak ñun ba tey ji ci ay di ñu soññ te li mu wax jëmawu ko rek ci àdduna bi yëpp la ko jëmal donc universalité boobu ak aspect li nga xamante ni Cheikh Oumar dafa contemporain ba léegi loolu mooy troisième axe loolu nag Thierno Nourou mu denc ñu liggéey boobu ñu ànd ci ak cawarte bu rëy waaw ndax wax naa ne loolu ngeen baal ma rek sama peut-être c'est personnel yaakaar ñun ay jàmbur sax yenn saa yi dañuy interpeller nañu liggéeyal ñu defal ñu sàngam ñu def ànd ci ak cawarte waaye koo xam ne sa waajur la sa kilifa la sa sëriñ la bu la dénkee dara cawarte ngi ci àndal sax doo ko xam te noonu la ci ni ma ci mel ni sëñ Ababacar noonu la ci mel ñeneen ñi ci nekk ñëpp ci comité scientifique bi noonu lañ ci mel donc liggéey boobu moom la ñu tënk nii mu nekk argumentaire xamante ni colloque bi symposium bi ku koy présider nga xamante ni mooy modéré travaux yi mu ci jëmee incha allah mooy monsieur Makili Gassama ku ñu ci wax rek Makili Gassama bii bi ñu ko contacté dafa ànd ak cawarte ñu fexe ba am coordonné Thierno Nourou wax ak moom mu jox ñu accord de principe ak Souleymane Bassirou Diagne ak borom xam yu mag nga xamante ne sëñ Ababacar moo leen enrichir parce que comité scientifique international wax dëgg yàlla enrichir nañu parce que indi na ay apport nit ñoo xamante ni ay spécialistes Cheikh Oumar yeneen tamit ñu indi tamit di mur réflexion bi ak comité de réflexion doole ci beneen aspect muy affaire ay levée de fonds ay dimension daal yu am solo yoo xam ne ñun fii ci Sénégal buñ ci yemoon rek duñ ko mën donc richesse la que ñu am ñaari loxo ñu xamante ni dañ ciy réfléchir muy comité scientifique local ak comité scientifique international ma jox amaana sax mën naa yem fii ci kàddu gi
delloo kàddu gi monsieur le président son excellence ñu am luñ ci yokk ci waxtaan bi. boo xoolee liggéey bi fi ko Thierno Nourou teg da ngay xam ni lii dafay dem parce que moom mii soxnaam Aliou Dieng moo tax tey Rendo Allemagne am kon bu tasee ñu daje fi te déggoowuñu baatin la. premier ziyaara bi am ci Allemagne moo ak soxnaam ñoo ko organisé ci ndigalu Thierno Nourou keroog bi Thierno Nourou bëggee mbir mi dem moom Lamtooro ñu koy nuyu di ko gërëm mooy président Rendo bu Allemagne di nuyu ñu suñuy mag ñoom Aboubacry Kane président Rendo bu Italie xam ni matul ñaari semaine ci ndigalu Thierno Nourou def nañu benn émission rajo boo xamante ni ñu ngi koy dégg mooy rajo Daawo FM Canada daanaka ci téeméer ak ñaar juróom fukk ak juróom 155 pays déglu nañu émission boo xamante ni Thierno Madani wax na fa li mu wax fii waaye wax ci laneen ci Omar El Hadj Oumar Foutiyou wax ci ñaari projet yi dugal ci Seydou Nourou Ba maanaam liggéey bi li ñuy liggéeyee ci biir Sénégal ndax man dem naa Louga fekke réunion boo xamante ni président Yuri Sall ak président Aboubacry Kébé mi ak ñi ñu ànd ak ñoom Thierno Bocoum boo xoolee ak ambassadeur Diallo ñu bëri mag ñoo xam ña nga fa woon boo xoolee liggéey bi ñun yàgg nañu diriger ay fédération wante boo xoolee ni liggéey bi di demee ci biir Sénégal damay toog rek Thierno Nourou ni ma Seydou Nourou Ba ambassadeur son excellence di la sant la gërëm ndax bi ma la mujjee woo mi ngi ci liggéey bu mag ci Côte d'Ivoire waaye déglu na ma ñu waxtaan ba juboo mu ne ma bu may yegsi rek ñu continuer liggéey bi nga xool ci biir Europe moo xam li mu wax ci Angleterre moo xam ci France moo xam ci Italie moo xam ci Belgique moo xam fa ñu nekk ñun ci Allemagne moo xam ci Espagne ci Italie ak feneen fu mu mën a doon ci Europe nga gis ci ñaar fukki at nga mën a fexe ba am fanweeri cellule ci capital yi gën a am doole ci Europe xam ne suñuy doom yi suñu mag yi suñu jabar yi suñu rakk yi ñoo fa nekk nga fexe ba ñëw ci réew yooyu tànn ñi nga xamante ni ñëpp dañ leen xamee ci njub ak ci diini ak ci bëgg nitu yàlla yi parce que loolu lu am solo la liggéey bi àndul ak nifaqa àndul ak hypocrisie dañu am benn chance boo xamante ni yàlla moo ñu ko dimbale tey man tijaan la bu ma woote woon ci Sidi Hadj Malick Sy dina am koo xamante ni dana ñëw am na ko dul ñëw ndax Sénégal moo baaxoo nga gis koo xamante ni day bàqoo ni man de mosuma dem Tivaouane wala mosuma dem Touba wala mosuma dem waaye mennum El Hadj Oumar Foutiyou nga mën a jël ci Sénégal rocc ko tarixa yépp d'accord andoo amu ci kenn ko ciy fiir dem nañ ci àdduna El Hadj Oumar liggéey na loolu nit ku ñuul ñu dem ba bañ a xeeb suñu der bi jàpp nit ku ñuul bu nee na fural jóge ñu ni nag def la nang ko borom xam-xam te nit bu xasee ba nga nangu ko xam-xam xeebatoo ko boo xeebatul nit mën nga lekkam boo lekkam mën nga sax séy ak moom wala may ko sa doom kon loolu kese dafa doyoon leneen li mu am solo mooy dañ ni balaa ñuy def lenn kooku nag sa pàcc la yow mooy dañ ni dañuy wut parrainage u chef d'État yi fi mu jaar ci Afrique sowu jant lu mu bon bon diggante Sénégal Gambie Guinée Mali Niger ak Nigéria Mauritanie ak zone yooyu ñu jéem a laaj ambassadeurs yi ñu dem toog ak seeni homologue fii ci Sénégal bañ a wër ndomb ambassadeurs yi ñoo xam représenté chef d'État yi ba ci Côte d'Ivoire ñu gis leen ni ñu toog ak waa Alwaar présenté leen ko ñu wax leen ñu lii lañ bëgg a def UNESCO soxla ci chef d'État yi ci réew yooyu nangu ni ñoom dugal nañ ci seen loxo muy ñaari yoon benn bi pour xamal UNESCO mi représenté àdduna yépp que ni ñun de bëgg nañ jël ñaar ba ñetti fan yoo xam ne dañ koy jagleel dund ak liggéey ak lim fi bàyyi ndonoom ci El Hadj Oumar Foutiyou bu ko chef d'État yooyu bindee UNESCO ci boppam dafay sawar day xam ne lii lu sérieux la Thierno Nourou ni loolu nag bu ngeen koy def jël leen ambassadeur Seydou Nourou mu ànd ak boroomi xam-xam ñu mel ni ambassadeur Diallo ak ñooñu ñu dajaloo ànd ak moom ak ñi nga xam jàpp na ni muñu ñu bañ a dem ñu dem gisi ambassadeur bu ñu paree ci ambassadeur yi ñu soog a dem gisi chef d'État yi
fekk ñoom ñu bind seen i câble ak seen bulletin confidentiel xamal leen ko ñu recevoir ñu bind ñoom UNESCO ni ñun de ànd nañ ci loolu UNESCO jox ñu date bi ñun ñu soog a commencé dérouler bu defee nag melee comme ni ñu ko bëggee novembre 2021 ñu ngi leen di invité ku mën a ñëw danañ am colloque boo xam mësuta am ci kaw suuf waaye bu xasee ba am dina changer lu bëri ba ci dundu Alwar ci nit doomi aadama yi ak ci taarix histoire nu muy gisee El Hadji Oumar Foutiyou ñu ni tamit loolu bu ñu koy def dañ koy toftale am beneen délégation boo xam ay nitu diine ñoo fay dem gisi famille religieuse yi nekk Sénégal yi yëpp bañ a bàyyi kenn xamal leen ni lii seen mbira ñoom ñëpp ñu dugal ci seen loxo fiiraange bañ a am ñu xam ni El Hadji Oumar Foutiyou mooy bunt bi mooy miftaax bu xasee ba jàll bu ñu nangul El Hadji Oumar Foutiyou dañuy nangul Sëñ Touba dañuy nangul Sidi Hadj dañuy nangul Sidina Limaamu ak ña ca toog yëpp xalifa Ibrahima ñëpp la ñuy nangul kon ñoom seen i doom ñi ngi ci comité réflexion yi ñi ngi ci rendo yi ñi ngi dugal seen alal seen xam-xam seen temps kon ñoom it kilifa yi ci kaw buñ ci àndee ñoom ambassadeurs yi nekk fii lu mel ne ambassadeur France bu yëgee loolu dana xam ne ah ñii kii de dafay indi jàmm day indi union day indi cohésion kon jàmm bi ñu soxla ak stabilité bi ñu soxla ci sous-région bi boobaa du ñuy jaarati ci kenn ku dul ci njaboot El Hadji Oumar Foutiyou pour mën ko dox loolu de Seydou Nourou daan doxal këru diine yi ba ñu am ak jàmm ci Sénégal kon loolu tamit ndono la te Seydou Nourou bàyyi na ko tëxëñ na ko ci biir programme bi xëy na waxu ko ci kaw waaye pour ngeen xamee ko noonu yéen waa Alwar bi ci des ñu ni bu ñu xasee ba gis këru diine yi pare gis ambassadeurs yi def li ñu war a def ñu recevoir ñu en audience ci chef d'État yi ci réew yooyu ñu dem fa chef d'État yi bind UNESCO jox ñu date mu des nag léegi organisation bi ci boppam organisation boobu nag dañ ni buñ koy def dafa am benn comité boo xamante ni moom ci loolu rek lay dox comité boobu nag mi ngi nekk biir France Thierno Madani moo ko yore dañu am comité d'organisation boo xam ne ni ñu ko amee fii Sénégal professeur Youdi Sall ak Aboubacry mi yor ak bokkum noonu la amee biir Europe loo xamante ni ñun ñëpp bokk nañ ci foofu tam ñu ngi nuyu Lamtoro di nuyu ñoom Manga di nuyu ñoom Aliou Dieng ak mboolee mu kàngam yi fa nekk waaye am na benn comité boo xamante ni moom France képp la nekk Thierno Madani Tall yore ko ànd ceeg Seydou Nourou Ba ak ñeneen ñu bari ñu ciy liggéey ñu bari comme docteur Awali bi nekk Canada tam bokk ci comité scientifique ñu koy nuyu di ko gërëm ñoom tam ñi ngi nekk Ottawa waaye ñoom it ñi ngi jàpp ci biir liggéey bi tamit. mooy jël kàddu mu ne dafa am kàddu yu mu bëggoon a sànni fii tuuti rek. noon jonde juuti. waaw mu ne ndax toogaay baa nga bëgg a yàgg tuuti. minen ɓannondoo ɗuminaan no feewi. te yaram bi dafa xaw a sutante tuuti. waawaa jonde juuti nde de feewi. jotaay bu yàgg bi mënu ko torop. ko kaalatmi ko. mun kàddu yi mu yëkkati. on haalpulaar gooto. am na benn haalpulaar bu doon wax ne. to Guinée Bissau. wala ci Guinée Bissau. haalpulaar boobu moo haalpulaar ñuy waxtaan ci mbiru Cheikh Oumar Foutiyou. mu ne dañoo bëri nag ñoom li ñuy wedd torop. kooku dafa ñëw ne ko am na ñu ma ne Cheikh Oumar mi ngi dund ba tey te ñun loolu mënuñu koo weddi. mu ne kooku ndax loolu da nga koo weddi ndax yow da nga weddi ne Cheikh Oumar mi ngi ak ñun ba léegi. waaw mu ne xudar mi ngi ci àdduna bi ba léegi. mu ne nitu yàlla yëpp ñu ngi gis xudar. te mi ngi wax ak ñoom. waaw Cheikh Oumar it bu ko yàlla mayee lu mel noonu loolu xudar am. ndax loolu da nga ko war a weddi.
mu ne ñooñu nga xamante ni ñoo jóge xalwaar ñett ñi nga xamante ni ñi nga xamante ne ñoo jóge woon xalwaar ci guerre jihaad bi ñi nga xamante ni yàlla moom leen ku ñu wax Tijaani Amadou mu ne kooku ak Amadou Cheikh Omar ñoo bokk ndey ak baay kooku tamit ci Cheikh Omar la nekkoon kooku noonu mu ne kooku noonu wuutu na Cheikh Omar bi jihaad bi sottee ñett yi nga xamante ne dañ leen denc xalwaar oui oui ndax Cheikh Omar bokkul ci ñooñu ndax moom mu ne déedéet Cheikh Omar bokkul ci ñetti ñooñu ñu denc foofu ca Bandiagara mu ne foofu Makki moo fa nekk ak Haadi et Maahi waaw ñoom la ñu denc foofu ca Bandiagara waaw Makki Haadi ak Maahi waaye nag ci wàllu Cheikh Omar moom dafa réer nit ñi te dafa laqatu saa su ne sunu borom bu ko soobee Cheikh Omar mën na feeñ waaw nit ñi bu baax ñi nga xamante ne ay wali yu leen dañuy sellal Cheikh Omar Fuuti mën na leen a feeñu mu wax ak ñoom mu ne nit kooku ndax yow loolu da nga koy weddi kooku nag ne ko déedéet loolu kat man moo ko weddi loolu am la mu ne kooku Cheikh Omar mi ngi fi ba léegi ak ñun demagul saa yu ko soobee dafay feeñ dafay génn loolu kenn mënu su ko weddi mu ne ñett ñooñu ngay wax mu ne ñooñu li leen yóbbu woon ñooñu poudre moo leen yóbbu woon waaw poudre mi nga xamante ne mooy maq dóomi fekk ñu nekk ci jihaad boobu seen maq dóomi waaw mu tàng lool waaw fete li tàkk maq doomi tàkk moom loolu moo leen yóbbu waaw ñett ñi nga xamante ne ñoo nekk Bandiagara waaw du mu doon ko nii way loolu nii la dem waaw loolu Cheikh Omar Fouti bokk ci ñooñu Cheikh Omar tëddul Bandiagara mu wax loolu kooku noonu doon ko laaj kooku noonu doon bañ ne Cheikh Omar mi ngi ak ñun ba léegi mu ne nitu yàlla yi de saa yu yàlla soobee dañuy Cheikh Omar Fouti daf leen di feeñu waaw loolu kat nit xel war na ko mën a nangu yàlla may na ko loolu mi ngi dund ba léegi kooku ne ko nit ku yàlla sàkk dafay dellu ci boromam
mu ne kooku loolu dëgg la wax ji nga wax ni wax dëgg la waaye nag waaye seet naa Xudar anamu dafay feeñu ay nit saa su ne am na nit yàlla yu koy gis saa su ne mu feeñu leen mu wax ak ñoom mu ñu bind ñoo mu dem mu ne ko ah yow da ngay wedd ne Cheikh Omar mi ngi ak ñun ba léegi Cheikh Omar li ko yàlla may loolu raw ëpp na sa gémmiñ mu Cheikh Omar Fouti loolu ñoom Seydina Xudar am ñi nga xamante ne ñu ngi feeñu nit ñi ba léegi ñu ngi feeñu yenn nitu yàlla yi Cheikh Omar Fouti yelloo na dimension boobu toll na ci daraja boobu Baafara bi nekk Guinée Bissau foofu lañ gisoon li muy nettali li Baafara la nekkoon foofu la amee wax ji ca Guinée Bissau fa la demoon moom mu tase foofu ak kooku waaw mu ne Haalpulaar yi dafa am ñoo xam ne dañuy weddi waaw dafa am ñoo xam ne dañuy weddi waaye li mu wax nii wan na ne dimension Cheikh Omar Fouti xamante ni wali yàlla la boo xamante ne yàlla may na ko mi ngi ak ñun ba léegi yàlla mooy may ay waliyam may na ko loolu te loolu xel nangu na ko